Bonjour, Madame, Messieurs, chers téléspectateurs de Ndam TV, la télé de la victoire. Bienvenue dans ce premier numéro de votre toute nouvelle émission EducSuite, l'émission qui vous parle de l'éducation de manière générale. Sur ce, on a comme invité Monsieur Ibrahima Faye, inspecteur d'éducation ici à Rufisque, avec qui on va discuter sur l'éducation de manière générale. Monsieur Faye, nuyu naa la. maa ngi lay fay soxna si. maa ngi lay fay di la sargal di la tatagal di la wax dalal ak jàmm ci biir inspection bu Rufisque commune donc marhaban. Merci beaucoup ñu bàyyi la rek nga présenté wu. waaw bon man maa ngi tudd Ibrahima Faye nekk inspecteur de l'enseignement élémentaire fii ci inspection bu éducation et de la formation bu Rufisque commune donc maa ngi fi ñëw depuis daaw. Après que ma nekkoon inspecteur Goudiri jóge Goudiri dem Kébémer ma jóge fa ñëw fii Rufisque nag muy Tëngéej fi laa dëkk fi laa juddoo fi laa yaroo fi laa defee samay humanité ça veut dire fi laa jàngee ba yàlla dogal ma nekk instituteur dem Casamance jàngale fa lu tollook juróomi at ñibbisiwaat ñëw fii Tëngéej jàngale fi lu mat fukki at ci école bi ñuy wax Castor yàlla dogal bi ma admis inspectorat de formation ci laay doog a génnaat donc bi ma ñëwaatee maa ngi doog a ñëwaat nag ci sama dëkk nekkaat fi encore comme inspecteur mu nekk loo xam ne lii lu ma neex la loo xam ne lii lu ma bëggoon la maanaam ñëw nekk fi ma dëkk di liggéeyandoo ak ñoom. cursus bi am na importance et maa ngi invité wàlla aussi jeunes pour que ñu jéem a roy ci moom ba jéem a nekk tey li mu nekk ñu dugg rek ci suñu premier point ñu bëggoon xam exactement lan nga ñu mën a wax ci éducation. éducation dafa nekk mbir moo xam ne mi pour nga tënk ko ci benn baat dafay jafe waaye nag mën nañoo wax ne éducation olof di ko tudde ci vocable bu gën a général muy yar mbir la moo xam ne mi dafa am solo boo xam ne bii dem na ba ku ñuy wax Danton dafay wax ne ginnaaw lekk li gën ci peuple mooy mu jàng ñu maanaam ñu yar ko yar parce que yar mooy mbir mi nga xam ne ni day teqale doomu aadama ak mala donc éducation nekk lu am importance ñuy wax ne d'ailleurs lii nga xam ne nii moom nga gën a mën a jox xale cadeau bi nga xam ne nii moo doon cadeau bi gën a am importance ci xale du jëndal ko ay yére du jëndal ko ay fowukaay du kii mais yar ko yar bu rafet yar nag dafa nekk loo xam ne lii dafa tàmbale ci ba nga juddoo ba maanaam ba daanaka ba ngay faatu li ñuy wax du berceau à la tombe nit ki lépp mën nañ ko dugal ci activité bi gën a am importance maanaam ci loolu yëpp nit ki nekk da ba muy juddoo ba fa muy faatoo lépp rek mën naa nekk yar ci ni ñuy defaree jikkoom ba mu doon jikko bu rafet boo xam ne bii dina mën a intégrer correctement société bi mu nekk intégrer ko avec harmonie ba pare aussi ak jariñ boppam mais jariñ tamit société bi donc pour tënkal la yar ci ni mu mën a nekk daal mën nañu wax ne yar mooy processus bi nga xam ne nii processus d'intégration et d'adaptation dans ton milieu maanaam ni nga xam ne ni moom koy doxale ak moom ngay wéyee ci bërëb bi nga dëkk ba man faa jariñ mais jariñe fa saa yoo yeewoo nag ci nga nekk loolu daal mën nañ ko tënk ci ne mooy yar. yar nag ñu koy gis souvent ci école yi soit que ce soit école française wala mu nekk école islamique. lan rek nga ñu mën a wax ci scolarisation des enfants. voilà xam nga ni nga ko waxee léegi rek yar bu ñu nee yar rek ñu bari dañuy xalaat daara wala ñu xalaat école mais yar sax mën nañoo wax ne jiitu na loolu parce que dañuy wax ne yar li ci ëpp solo. mooy d'abord kilifa gi nga xam ne ni moo jur xale bi ñu war a yar parce que yar day tàmbalee ci xale kilifa boobu war a yar xale yi muy baay bi walla muy yaay ji d'abord seen yar seen doom mu ngi tàmbalee ca ba xale bu juddoogul donc xale bu juddoogul ñu ne nan lañ koy yare te juddoogul mooy tànnin wi nga xam ne ni moom la waajur yi tànnante d'abord buñ ko tànnantee ba pare waajur yi nga xam ne ñoo nar a sekk xale bi kenn ku ci nekk bàyyi xel ci ne lii may dugg muy sëy dama cee am njaboot te bu boobaa nii laa koy doxale donc kooku nga xam ne nii mu ngi koy xalaat baay bi xalaat ne dafa war a am doom yar ko te doom ji ñëwagul yaay ji xalaat ne dafa war a am doom yar ko te doom ji ñëwagul kenn ku ci nekk xam li lay xaar
déjà di nga préparé wu maanaam kilifa yi jàng ni ñuy sëyee bu loolu weesoo buñ ko amee ba pare léegi nag xam ne am nañ ko ñu tàmbali nag yar bi ci wàllu jikkoom ci wàllu nekkinam ci wàllu tooginam ci wàllu ni muy defee ak yooyu yëpp digganteem ak moom boppam xale bi digganteem ak ay waajuram digganteem ak environnement bi ko wër ak yooyu yëpp mais nag bu loolu weesoo comme baay bi ak yaay ji ñëpp mënuñoo nekk ay yarkat yu continuer il est normal que am na fu ñuy toll ñu seet nag naka la ñuy def pour dénk xale bi yarkat bi mu waral nag ñu ubbi ay daara yu ubbi ay école parce que du parent bu ci nekk la nga bëgg ci sa doom am na noo ko mane parce que comme ni ñuy wax daanu dajul suuf ñii ay mécanicien lañ ñii ay tôlier lañ ñii ay jàngalekat lañ mais ñii aussi leneen lañu te kenn ku ci nekk ci société lañ nekk ca la nga nekk yaa ngi ciy jariñ keneen kon xale bi nga am bu tolloo ci ñu gën a defaraat yarinam te yow sa jot du la ko may da ngay obligé confier ko école bi wala daara ji école bi ak daara ji nag mu nekk ña ngi fay fekk nekk ñu tàggat ci wàllu yar xale loolu moo tax képp koo xam ne kii am nga sa doom waxuma la kii la devoir de kese mais droit la aussi boo xam ne bii da nga ko war a yóbbu ci école bi mu war a jàng ndax xale bi comme ni ñuy waxee ci société bi ñu dëkk moomin la woo xam ne bii baay bi dëgg la yaa ko jur yaa ji yaa ko jur mais du yow yaa ko moom da nga ko moom jën koo jur nekk ak moom waaye nag tey bu màggoon bay jariñ mën na laa jariñ certes mais mën naa jariñ ñeneen ñoo xam ne ñii sa njortu fekkewu ko foogewu ko te bu boobaa alali société bi lay doon ba tax na dañoo mujj sax ci ay texte ma dargal ne xale bi am na foo xam ne bu fa tolloo obligation la pour parent bi mu yóbbu ko ñu yar ko mu yóbbu ko ñu jàngal ko mu yóbbu ko ñu instruire ko pour ëllëg ak si biir mu jariñ la parent bi certes mais mu jariñ société bi loolu nag tax na ba parent bu ci nekk boo yoree sa doom li nga ko war a mën a defal mooy nga yóbbu ko ci école yi ñuy def ah scolarisation bi nag fu mu toll ñu ngi ci ñu ngi koy def mais nag du ñëpp koy def du ñëpp aussi ñoo ci taxaw ni ñu ci war a taxawoo mais daal li ñu seetlu surtout fii ci Tëngéej gis nañ ne vraiment on a une je ne dis pas une forte scolarisation mais quand même une bonne scolarisation malgré nag de temps en temps ngi gis ay yoo xam ne it tubaarkàlla xale yi ñu ngi dox ci mbedd yi te kenn wuñu leen ak yeneen yu bëri yoo xam ne daal kéenu mais daal nii ñu jàppoo buñ ci continuer incha allahu rabbi dinañ gis ne dina gën a mën a kii daal loolu daal laa mën a wax ci tënk gum pour le moment ne scolarisation bi au niveau de Rufisque xale yi ñu ngi ñëw waaye nag tamit des na tuuti quoi. D'accord. Par rapport aussi ak scolarisation boobu bëggoon nañu xam ñaata cycle rek moo am si jàngum ndaw ñi. voilà xam nga bu ñu ne ñaata cycle moo am ci njàngum ndaw mi xam nga dañuy wax ne bon dafa am le cycle élémentaire am moyen am secondaire mais li ñuy jëkk a bàyyi lu souvent mooy préscolaire bi parce que njàng mi dafa commencé d'abord parce que xale bi d'ailleurs bi muy am ba 0 à 1 an 2 ans ou 3 ans même mën nañu ko yóbbu crèche bu ñu ñëwee de 3 ans à 6 ans préscolaire bu paree cycle moyen bi mu ñëw 6e ba 3e cycle secondaire mu ñëw 3e ba terminal fi muy amee bac mu nekk waxambaane mbaa mu nekk njegemaar bu boobaa nag nga xam ne bokk dina cycle am nekk nag njàng moo xam ne mii ci xale yi dafa obligatoire tant que xale bi mu ngi dem ba amagul fukki at ak juróom-benn war na toujours di nekk ci école bi donc obligation nekk ci école ba nga am 16 ans donc moom c'est une obligation quoi. D'accord, mais cycle bu nekk rek ban rôle la war a mën a jouer ci ndaw bi. waaw xam nga cycle bu nekk rek daf ci am importance la preuve tey boo waxoon nag suñu jàngalekat yi gis nga xale bu waroon a dem cycle préscolaire mu ñëw deful préscolaire mu ñëw rek def directement élémentaire ñëw CI da ngay gis ne ñi deful préscolaire te def ñëw rek def directement CI ak ñi def préscolaire te def CI da ngay gis déjà différence bi parce que déjà boo ñëwee préscolaire dafa am un b.a.-ba boo xam ne bii moom lañ lay tàggatale mu am programme boo xam ne bii moom lañ lay defal mu am benn éclosion boo xam ne bii maanaam xam nga xale ni mu taqe yaayam xale ni mu gëmee boppam ak ni mu yaakaar ne c'est le centre du monde
loolu boo ñëwee jël ko bi mu nekkee xale nga dugal ko préscolaire mu commencé sa socialisation commencé di def qu'on appelle l'éclosion de l'égocentrisme qui est en lui donc mu xaw a exprimer wu gis nga mën a nekk ak moroomam xàmmee boppam mais xàmmee moroomam tamit nangul boppam ne nit la nangul moroomam ne nit la donc cette ouverture là ce dialogue là qu'il fait avec l'équipe et cette existence permanente là dafay def benn genre éclosion bu xale bi ubbiku di commencer socialisation am nag aussi yenn yu bëri yoo xam ne mu ngi koy def foofu def ay psychomotricité di yëngal yaram na xam ne moom xale bi lii moo ko composé nii lay def yaa ngi dégg def ay logico-mathématique commencé tàggat xel mi def ay prélecture pré-écriture nga xam ne yëpp dañ ko préparé ba buy ñëw dafay gëm nekk benn entité boo xam ne bii war nañ mën a teg loolu ci kéem bu ci paree nag mu ñëw dans l'élémentaire foofu nag lay commencé di jàng lan mooy lire lan mooy bind lan mooy environnement def géographie histoire et tout ça commencé nag di jàng la langue d'emprunt comme français bi nga xam ne ni mooy suñu langue officielle yooyu yëpp mu commencé di ko jàng ba mu kii nag jógee nag dem ci moyen foofu nag lay gën a ubbeeku à travers le monde nekk kii ak yooyu demee nag ba cycle maintenant secondaire là il va maintenant apprendre à se prendre en charge lui-même yaa ngi dégg am benn ay yoon yoo xam ne yi moom lañ koy xalal muy déema nag léegi di jéem a gëstul boppam di xoolal boppam di gis nu mu gisee boppam àddina d'ailleurs moo tax bu demee ba terminal da ngay gis yenn yi di yokku mel ni ay philosophie ak yooyu pour mu gën a am benn genre liberté. monsieur Faye aussi gis na yeneen xeetu jàngale ba ci mel ni éducation islamique mooy jàngale ñuy def ci daara ji. est-ce que jàng boobu am na différence ak bi nga xam ne moom la ñuy def ci école yi. waaw xam nga bu ñu nee jàng dafa am ay xeeti jàng nee naa la sànq am na ñoo xam ne ñi dañoo dugal seen doom école am ñoo xam ne ñi nanguwuñu ne duñu dugal seen doom école ñu bari dañoo yaakaaroon ne bañ a dugal seen doom école bi. mooy peut-être dañoo bañ école mais xam nga kenn ku nekk da nga am loo bëgg am loo gëm léegi nag am na ñoo xam ne ñi peut-être njàngum nasaraan mi soxalu leen parce que am na luñ ci xalaat am ñoo xam ne ñi njàng mi ñuy jàng ci école publique yi soxalu leen ñii di ay jullit ne ñoom bu ñu sañoon seen doom d'accord dinañ jàng alxuraan dinañ jàng français waaye dañ ciy boole alxuraan ak seen diine ñii di ay catholique ne d'accord ñoom seen doom day bu ñu sañoon dinañ jàng mais dinañ jàng tamit boole ci diine état Sénégal bi mu demee ba xam ne loolu besoin la et puis demande sociale la bu nit ñi bëgg moo tax mu dugal ci biir curriculum maanaam ci li muy waa kii benn offre éducative bu ñu tuddee offre éducative religieuse mën naa nekk mu jàngal leen diine ñi bëgg jàng diine te xam ne kii nag mu jox leen offre boobu ñi bëgg jàng diine ci wàllu l'islam am ko ñi bëgg jàng ci wàllu catholique am ko ñi bëgg tamit am éducation laïque am ko moo waral léegi fi mu nekk nii boo demee am na ci yenn gox yoo xam ne fu mel ni région de Louga bi ma gën a xam am na ay daara moderne yu fa nekk dañuy jàng gaa tubaab waaye tamit du leen tere jàng ne donc offre la boo xam ne bi ñu gisee ne demande la bu nit ñiy laaj gouvernement bi tamit indi ko ñuy jàng li ci am solo tamit mooy jàng la comme jàng yëpp parce que nit moom am na nu ñu koy tàggate lu mu bëgg def rek te bëgg ko mën bu ko defee dina ko mën ci biir loolu nag gouvernement bi indi ay plan de formation yoo xam ne yi day former ay jàngalekat arab ak diine ay jàngalekat yoo xam ne ñu ngi ci daara yi former ñoo xam ne ñu def leen di accompagner ñii di leen jàngal français ñii di leen jàngal diine ak arab mu nekk mbir moo xam ne mi bon bu ñu ko saytoo gis nañ ne am na lu bëri lu mu wàññi ci ñi daan téye seeni doom bañ leen a yóbbu école bi ñu leen mayee opportunité boobu ñoom tamit ñëw nañ pour indiwaat seeni doom ak yooyu mu nekk mbir mu fet lu man parce que kenn ku nekk yaa xam li nga mën a bëgg ci sa doom ak li nga yaakaar ne moo koy kii gouvernement bi nag nekk fu lu dul comme ñun ñoo ko fi teg te ñun ci suñuy bëgg-bëgg lay dox lu mu gis ne lii rafet na te baax na te war nañ koo mën def mu jur kii moo tax mu def loolu gis léegi yaa les daara moderne ba léegi sax day dugal loxoom ci daara moderne yi
dem fekki daara yi def leen nu mel ni école yi mbaa nu ko gën a jekkandi mu am ay opportunité ak ay accessoires yoo xam ne dina permettre ndongo daara ya fa nekk mën a jàng seen diine waaye mën a jàng école mën a calculer mën a def ay mathématiques histoire et tout pour que bu ñu génnee au-delà de li ñu jàng muy seen diine tamit ñu mën a jàng loo xam ne li dina leen mën a jariñ ci dans la société active ñu mën a am yu bëri lu ñu mën a dem daal donc lu ma rafetlu la lu may ñaan mu saxla te ñu gën koo yokk fexe ba jox ko gëddëm li mu war a mën a doon daal vraiment dugal si loxoom bu baax quoi. maintenant rek ñuy ñëw ci li nga xam ne moom moo di avantage yi ñu bëggoon xam rek xale bi nga xam ne dugg na école jàng na yan avantage rek la mën a am ci réewam. voilà xam nga jàng enfin bu dee ci diine di ma xam tuuti ñi diine ñi ma bokk ak lu tuuti li ma jàng ci alxuraan dañuy wax ne saar wi gën a bi jëkk ci alxuraan mooy iqra te yàlla def ne na ngeen jàng xam nga mënoon naa wax ne uti leen doole uti leen alal uti leen leneen mooy dane na ngeen uti xam-xam da ngeen doon ñu ne ut xam-xam jar naa dem ba Chine tellement que dafa nekk lu am importance donc mu am jàngalekat bu mag bu ñuy wax Jean-Jacques Rousseau dafay wax ne boroom kër gu nekk war naa mën a yar doomam ndax ñett yi nee na bu yaree doomam dafa war a fexe ba doom ji nekk un citoyen bu baax bu paree nekk nit koo xam ne kii dafay jariñ société am bu paree nekk nit koo xam ne kii maanaam ku nit lay doon te dafay wax ne boroom kër goo xam ne gii ñett yooyu war ko remplir amoo sax doom nekk boroom kër tellement que bu ñu nee jàng li ko ëmb moom mu nitee nit li ëpp solo ci moom mooy mu nite ce qui veut dire que ne comme ni ma la koy waxoon ci njëlbéen amul benn cadeau bu gën a rëy boo mën a defal sa doom lu dul jàngal ko la preuve tey boo toogee ku jàng nga ñaari nit ki jàng ki jàngul bu ñu jëfee lu tuuti rek nga xam ki ci jàng ki ci jàngul ndax nite gi jàng di def ci yow ce qui veut dire que ne jàng lu mbir la moo xam ne nii dafa am solo ba nga xam ne nii lépp loo gis ci àddina ak loo mën a ut boo ko boolewul ak jàng dina feeñ ci sa li nga am mbaa nga uti ku jàng mu defal la loolu ce qui veut dire que ne li ëpp solo ci àddina mooy jàng nag mu doon jàng mu la jariñ donc jàng li ma la mën a wax daal mooy jeexital bi mu war a def ci nit ci xale surtout d'abord da koy niteel ginnaaw bu mu ko nitelee da koy wan dundin woo xam ne bii dina jariñ boppam mais dina jariñ nit ñi nga xam ne ñi ñoom la nekkal donc jàng daal surtout nag bu mokkee sag ak sutura ak barke moo ci nekk loolu daal mooy laa gis man ci njàng moo xam ne mii xale bi nga xam ne nag jàngul kooku yan jafe-jafe la mën a jànkuwanteel ci àdduna. waaw xam nga dañuy wax ne ni ko tubaab di waxee l'ignorance est un crime te xale boo ko jàngalul daanaka mën nañoo wax ne bu faatoo yaa ko rey bu gaañoo yaa ko gaañ bu réeree yaa ko réeral donc xale bu jàngul li may mën a wax mooy li ñuy wax musiba mbàbb kumba dal na ko te du ko gaaw a wàcc ndax jàng rek la nit di def su ko defee ba pare lu mu ci mën a am ci njariñ da koy xeeb mais moom rek la nit mën a def moom rek la nit ñàkk a bañ a def te foo toll mu di ko réccu la preuve tey boo defoon sondage di gis ñi jàngul da ngay wax ay bu ma jàngoon ay bu démb doon tey ba ma jàng koo gis mu jàng tamit boo ko waxee mu ne man kay jànguma dara xeeb naa ko donc mbir la moo xam ne mii soo amee xale te defaloo ko amatoo loo ko mën a defal ba nga xam ne nii dina remplacer loolu dafa mel ni rek daanaka bu naan àqi waajur am na kenn mënu koo fay àqi ñàkk a jàngal sa doom tamit am na te kenn mënu koo fay donc jàng c'est une chose boo xam ne bii ku ko mun et là surtout waajur yi nañu fexe ba lu mën a xew ak lu mën a am amul dara lu la mën a dab mbaa lu la mën a gàllankoor ba waroo mën a jàngal sa doom donc jàng comme ni ma ko waxee rek de la tombe du berceau à la tombe fu nit nekk dafa war a jàng surtout nag xale parce que ci moom lañ ko séntu
donc njàng moom c'est incontournable madame franchement. ndaw boobu noonu nga xam ne jàngul amaana soo ko doon xool ci mbedd bi ndax soo ko xoolee carrément di nga xam ne kii jàngul. waaw parce que li tax ngay xool déggoo dema ne la jàng dafay def ay jeexital ci nekkinu nit ki ci comportement nit bu defee rek te li muy jëf xam-xam laluwu ci su defee rek nga xam ko xam nga tubaab day faral di wax ne rien n'est plus grave qu'un ignorant en action gis nga tey boo bëggoon a def dara te xamoo ci dara boo ko defee rek mu ngi mel ni rek ma jékki-jékki rek ne la làkkal ma chinois te jàngoo chinois xamoo nu chinois di demee lépp loo ca def même buy nuru lu chinois sax ki dégg chinois bu la gisee ay reng parce que daan xanaan kii yëfi dof lay def moo tax ñàkk a jàng jeexiti lu ñàkk jàng mooy def yëfi dof parce que yëfi dof mooy def loo xamul ce qui veut dire que ne boo rombee xale ci mbedd mi bu jàngul na muy defee parce que xale bu xam ne def tànki neen di dox ci mbedd rafetul baaxul du loo xam ne lii wér-gu-yaram nangu na ko du yoo xam ne yi nit ku nite nangu na ko su fekkente ne am na bërëb bu mu jàngee ba ñu leeralal ko loolu dootul nangoo def loolu mais ki nga xam ne nii xamu ko xamul nu mu demee mais lu ko neex lay def moo tax ci njëlbeen ma ne la dañuy wax ne ñàkk a jàng daanaka crime la l'ignorance est un crime donc moo tax képp koo xam ne kii comme ni ma la ko waxee am nga doom li nga ko war a mën a defal te loolu du ma tàyyi di ko wax te mu ëpp solo mooy fexe ba jàngal ko te jàngal ko mooy niteel ko donc loolu daal laa gis ne daal jàng moom sur ce point là amul dara lu ko mën a wuute ci xale. Monsieur Faye en tant que aussi inspecteur d'éducation surtout ci élémentaire yi bëggoon nañu xam aussi xale bi nga xam ne day gën a sa école mooy day soog a dugg ban âge normal moom la war a am. waaw xale bi dañuy wax ne bu fekkente ne def na cycle préscolaire bu mu jeex mu def première section deuxième et troisième xam nga bu paree day fekk mu am 6 ans parce que 3 ans lay commencé def 3 ans foofu après mu am 6 ans bu ñëwee ak kiyam moom dañ koy jël dafay inscrire ki nga xam ne ni deful loolu tamit 7 ans la ñu wax ne bu ñëwee ñu jël ko parce que loolu tamit législateur bi defu ko pour noonu rek parce que ki ñu tàggat ñetti at ak nga xam ne nii day doog a ñëw bu ñu leen boolee mën na am décalage te maturité mentale bi daf ci am solo loolu moo waral quelquefois boo amee 7 ans révolu mën nañ la jël 6e boo deful préscolaire mais boo defee préscolaire boo ñëwee am 6 ans mën nañ la jël nga kii quoi nga dem donc à partir de 6 ans pour ceux qui ont fait le cursus scolaire préscolaire à partir de 7 ans pour ceux qui viennent d'arriver pour ñuy doog a ñëw quoi je veux dire voilà. léegi xale boobu noonu parents mi su ñuy ñëw pour inscrire ko ci école bi yan papier rek la ñu war a indaale. waaw pour yombal mbir yi souvent bu xale bi ñëwee indi kayitu juddoom rek war nañ ko mën a jël bu ñëwee rek indi kayitu juddoom ñu xool ne kii kat xale bu respecté li ñu waxoon la âgé wul wala âgé am gënul tuuti ak yooyu normalement war nañ ko mën a jël donc amul benn problème bu ñëwee rek dañ koy jël bu dee enseignement public la loolu amul dara lu muy laaj na indi kayitu juddoom wax ak directeur bi mu bind turam après ñu dugal ko amul beneen kii bu ci am. ñu gis na aussi ci wàllu papier yooyu noonu xale yu bëri suñu nekkee ci yi xam ne ñoo nekk ci classe examen que ce soit BFEM CFEE wala bac dañuy am ay problème mu kayit lan moo ko waral. waaw li koy waral mooy comme li ma la wax rek quelquefois sàggante parents yi ndax dama leen di faral di tooñ ne leen li ngeen ni daj ci bi xale bu juddoo ngeen war ko ngénte déjà li ngeen di daj ci seen bopp ak li ngeen des ci bésu xale bi fexe woon ci dundu xale bi mu am personnalité ngeen fexe ba mu am kayitu juddu bu légal xam ndeyam kan baayam moo gën a yomb fuuf que yéen li ngeen di daj da ngay gis ku am doomam mën naa yendu salon def ay make-up ak ay seen yooyu ngeen def seen bët yeeg yooyu yëpp yenn saa yi sax day fàttee nàmpal xale bi papa jaa nga ci lijjanti am xar ak yooyu yëpp mais légalement pour nga fexe xale bi parce que xale bu amul kayitu juddu xamul kuy ndeyam xamul kuy baayam xamul ba waxtu la juddu déjà dafa normalement sax bu xelam kiiwee sax daf koy affecté psychologiquement parce que on peut dire que ne amul sax personnalité mais kooku nga dem mairie déclaré ko yenn saa yi sax du mat demi-journée nga jël xale bi
déclarer ko ñu utal ko kayitu juddu mais ñoom dañuy wax ne souvent ñu ci bëri dañ koy naal xaaral tey xaaral suba xaaral ginnaaw suba yenn saa yi sax da ngay ñëw ñu ñëw ci école bi ne directeur bi carnet de santé bi laa fi bàyyi pour après mu utal ko kayitu juddu di def noonu di ko sàggane ba xale bi war a def examen am na ci ñoo xam ne ñi dem nañu jàng nekk de très bons élèves war a def examen yàlla dogal seen kayitu ñàkk kayitu juddu tax defuñu examen mais je dis quel tort on peut causer à cet enfant-là et qu'est-ce que cet enfant-là a fait pour mériter cela? C'est pas normal, c'est pas normal. Donc il va falloir quand même que parents yi gën a delloo ci seen xel xam ne jur doom du lu simple parce que doom dafa nekk miracle boo xam ne bii nit a ngi xëy dundam yépp mu di ko ut may yàlla may ko nit xëy deful dara lu tax yàlla may ko mu may ko ci kon donc boo ko amee am na yi les choses les plus élémentaires vis-à-vis de yow ak moom da nga ko war a respecter def ko donc il va falloir quand même que ñu delloo waxtaanat ak parents yi am yu bëri yoo xam ne yi daal vraiment jekkul rafetul te xale yi jiwuñu leen ko daal. de manière générale parents yooyu noonu ban conseil nga leen di jox concernant jàng wi. waaw li ma leen di jox rek mooy kenn comme li ma la waxoon léegi rek il faut que dara boo koy ut nga xam loo koy doyee bu fekkente ne yaa ngi ut dara te xamoo loo koy doyee soo ko amee sàggane ko dalay jafe te da ngay gis koo xam ne kii day jëmbat garab du ko suuxat du def dara normalement boo dee gor te nekk conscient bis bu garab gi meññee ba war a am ay fruits war nga cee mën a rus a lekk malheureusement fii ñoom du ñu doxale noonu donc dama lay wax ne la parent bu ci nekk war naa fexe ba bu ko yàlla dimbalee ba mu am tout tànk la mu war a jëkk a def balaa def quoi que soit mooy déclarer ko bala koy ngénte sax gaa war na ko mën a déclarer mu am kayitu juddu xam kuy ndeyam xam kuy baayam xam bés la juddu léegi nag mu war a mën a def leneen lu mu war a mën a def bu ko neexee folklore bu ko neexee mbëmbaay bu ko neexee def dara duma la bàyyi ci question boobu rek dinaa la xamal ne la fii moom au niveau de l'inspection de Rufisque commune xale yi nga xam ne yii nemmeeku nañu ne dañu ñàkk kayitu juddu bi tamit am na lu bari lu koy waral mais li ci gën a fës rek laa lay wax yenn saa yi nga gis ci ñoo xam ne ñi pour wax la fa ñu juddoo sax wala wax la kuy seen papa sax daf leen di jafe yooyu yeneen problème la yoo xam ne boo ci bëggee dugg mën na jaxase ñu bari te dañoo war a am ay kayit am nañu fi nag sunu benn jigéen boo xam ne bi moom la ñu jox ki yooyu moom la ñu toftal ci man mu war a régler yooyu tout ce qui est partenariat genre nga xam ne daanaka moom nañuy wax ne la moom mooy bàjjenu inspection bi yu di ko wax du suba jeey di madame Doumbouya mu di ci liggéey bu rafet ci xale yoo xam ne yi du ñu am kayitu juddu am ñoo xam ne ñi daanaka sax xamuñu fu seen papa nekk ak yenn situation yoo xam ne yenn saa yi sax da ngay sa xol day jóg boo gisee ni mu demee ba ñu toll fii mais nag ci cawarteem ak ci maandoom d'abord mais aussi ci bëgg li muy def mu ngi ciy góorgóorlu bu baax mais bu ko mënee def loolu tamit bu ko mënee def ba mu réussir dañ ciy gërëm bu baax madame Faye mooy présidente tribunal bii bu Rufisque non vraiment dame boobu je lui enlève vraiment mon chapeau parce que vraiment au-delà même de son statut de présidente tribunal mais c'est une maman au sens vraiment légitime du terme et dafa nekk koo xam ne kii lépp loo xam ne li day laal xale daf ci sensible te daf ci taxaw xar ci tànku tubéyam moom madame bi daaw mu réussir une prouesse vraiment en collaboration avec l'IEF de Rufisque commune mu organiser fi benn panel boo xam ne bi pratiquement xale yi ñàkk juddu ak xale yi nga xam ne di def ay violence ñoom ak yooyu yëpp ñoom la dajale dans tout le département de Rufisque ñu def en fin de compte benn exposition organiser ay théâtre yoo xam ne thème bi ci yooyu la nan lay def ba xale yi war a mën a am kayitu juddu nan la ñuy def ba xale yi éviter yenn violences yi surtout les violences sexuelles faites aux petites filles là et tout ça mu taxaw ci def ci jotam def ci alalam def ci expérience am ba pare invité ñeneen ñoo xam ne ñu ay naatangoo juriste am la ñu bokk ci non vraiment elle a été très formidable donc chapeau à madame Faye
gis nañ ñi mu ñu jàppale ci wàllu woowu ñu ngi ñaan yeneen secteurs yi nga xam ne yi war nañ ko mën a def tamit ñu ñëw parce que éducation dafa nekk affaire boo xam ne dafa vaste te dafa laal lépp on peut dire que ne c'est une compétence transversale secteur bu nekk war na cee mën a am loo xam ne mu koy def pour le bien-être des enfants donc là vraiment c'est ça que je voudrais dire sur kii quoi pièce d'état civil yi daal vraiment nekk na loo xam ne lii parents yi war nañ ci gën a mën a bàyyi xel parce que mënuñu jox xale bi lu ëpp seen dignité ak seen personnalité te pièce d'état civil yi dafa ëmb dignité ëpp ëmb personnalité xale ba pare di ko permettre mu mën a nekk à égale dignité avec ses concitoyens loolu c'est ça quoi. alors l'émission tire à sa fin ma leen di rappeler que ne rek ñu ngi fi amoon invité ki nga xam ne moom moo di monsieur Ibrahima Faye nekk inspecteur d'éducation fii ci Rufisque ñu bàyyi rek nga tàggatoo. waaw maa ngi di leen sant di leen gërëm bi ngeen defee seen première émission fii ci Rufisque commune parce que kuy wax ci wàllu xale sa xel nekkul ku dul ci inspection kon ñëw nga fi nga war a ñëw di leen gërëm bi ngeen porter seen attention ci à ma modeste personne di yaakaar ne peut-être laaj yi ngeen ñu laaj ak tontu yi ngeen ñu tontu yi ma fi tontu jombul di ngeen ci gis tuuti ci li ngeen bëggoon a gi dégg di leen xamal ne leen peut-être sama yéene weesu na peut-être li ma wax mais bëgguma ci lu dul mu leer ci boppu askan wi leer ci ñun ñëpp xam ne kenn ku nekk ci ñun jaboot la te li ñuy wax ne li yàlla wax ne borom kër bu ne jaboot la te kenn ku nekk naa la laaj noo sàmmee ci njaboot di leen ñaax auditeurs yi téléspectateurs yi kenn ku ci nekk farlu ci sa digganteeg sa doom ji nga la yàlla booleel lépp loo xam ne lii yaakaar nga ne lu koy jëmale kanam la di ko dolli mu nite maanaam ci yarin éducation nga bay ci sa tànk tubéy xam ne farata la di leen ñaanal nag seen lii ngeen tàmbali muy seen télé bi yal na ci yàlla def barke yàlla nañ leen seen di leen dégg fu weesu njort kenn ku ci nekk yàlla barkeel ngeen dem ca kaw ca kanam te yàgg fi loolu nag tey def émission yu am importance yu nit ñi mën a jariñoo ba nit ñi sukkandiku yu gën a baax di ñaan aussi le secteur éducation ak tous les autres secteurs de la République yàlla def ci jàmm yàlla taxawuñu ñu dem ba éducation nationale surtout yarinu Sénégal yàlla jàppale ñu ci mbaaxam defal ñu jub ju sax def en sorte que homo sénégalensis bi ñu xam ne moom lu ñuy aspirer te bind ko bindin wu rafet ñu mën ko pratiquer ba réew yi nekk ci kanam Sénégal nekk ci kanamu réew yi yàlla jàmmal Sénégal jàmm defal ñu sutura defal ñu xéewal ñu yàgg fi lool tamit te wér allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam. merci beaucoup monsieur Faye ñu ngi lay jaajëfal bu baax di leen wax na rek suñu mbokk téléspectateurs lii lañ leen indiloon tey ci seen émission EDUC8 di ñaaxaat suñu mbokk parents yi rek di leen wax ni doom bu nekk rek ndawle la comme ni que monsieur Faye waxee cadeau bi gën ci cadeau yi nga ko mën a offrir rek mooy yóbbu ko mu jàngi école que ce soit mu nekk nag école français wala mu nekk école coranique di leen jox rendez-vous rek très prochainement et d'ici là prenez soin de vous.